boo ko ñu seetaan à travers MPROD TV ma amaat mbégte ak contentement di jàkkaarloo waat ak yéen comme ni ma ko lay waxee ni ma koy waxee saay su ne namoon ngeen ma waaye namoon naa la fi mu ne nag gën ngeen maa gis waaye nag damaa boole ñaar ñoo xamante ne day xaw a metti tonton Médoune mu mel ne toon internet yi tonton Médoune baa leen di reetaan loo waaye amul solo bu ñu nekkee devant les caméras ñu ne tonton bu ñu nekkee si biir kër gi daan ne papa waaw tey nag ma am invité bu spécial koo xamante ne tey mënatoo wax dara ci culture Sénégal génn ko ci rawatina ci li nga xamante ne mooy wàllum théâtre ak li nga xamante ne mooy wàllum cinéma di ki nga xamante ne mooy Leyti Fall diriger li nga xamante ne mooy Arco bu Pikine ku ne Arco bu Pikine nag xam ni bokk na ci Arco yi gën a mag Sénégal tey boo nee Arco Pikine rek mun naa ne daa boot si ginnaaw Arco national waaye mel na ni daal fa la mbir ya ne macha allah damay bàyyi ki nga xamante ne nag mooy sama gan gi ma dalal tey di Leyti Fall mu nuyu naa la Leyti. waaw Jamila maa ngi lay fay bu baax di nuyu tonton Médoune suñu xarit waaw di nuyu waa MPROD vraiment moom Médoune suñu sama xarit la yàgg na ëpp na mi ngi bëgg a mat 20 ans donc vraiment muy nit ku baax ñu yàgg a daje ci ay liggéey ci art def ay Sira Vision def ay tournée nationale dem ci région yi donc muy liggéeykat nag vraiment loolu laa xam ci moom xam nga nit moom sooy seede ci moom da ngay seede ci moom li nga xam waaw liggéeykat la moo tax bi ma déggee ne créé na site boppam ak yooyu dama ne lu war na am télé waaw yàlla na ko yàlla jox comme tel ñi fi nekk am télé yàlla na ko yàlla jox télé boppam parce que bi mu ciy nekk yàgg na donc nit lu mu nekk yàgg ci ñëpp xam ko ci kooku war na cee mën a créé waat ay emploi donc yàlla na ko yàlla jox télévision jox ko ay rajo jox ko ay vraiment lépp lu presse soxla te mu ci yëngu di métier yàlla na ko yàlla defal waaw di wax ne ñu ngi leen di dalal fii ci Arco su Pikine Jamila ñi comme ni nga ko waxee Arco su Pikine yàlla def na ñu ngi woon ci 630 membres donc dem nañ ba ñu ngi jëm ci 730 membres parce que seetlu nañ ne après Covid bi ñu reprendre ci première vague bi deuxième vague bi dañu am masse d'adhésion adhésion yi dafa yokk waaw dafa yokk adhésion yi dafa yokk bon loolu aussi sant yàlla la parce que Arco Pikine rek nekku fi Arco yëpp ñi ngi fi Dakar Guédiawaye les régions ñëpp a ngi fi mais yàlla moo def daal Pikine doole boobu yàlla moo ko def ci waaw ci Pikine bon xaw du ci xëj na nag du ci Arco bi mais Pikine daal Pikine moo Pikine a saf daal dafa saf daal dégg nga loolu tonton Pikine a saf Pikine a saf macha allah tey nag du ma dooree samay question ci li nga xamante ne kan mooy Leyti Fall jaratul ñu koy wax dëgg la ay début Leyti Fall jaratul ñu koy wax dëgg la li nga xamante ne mooy ay jaar-jaaram jaratul ñu koy wax ndax wax na ko ci pas mal d'interview yoo xamante ne ay sorties yu mu def la dëgg la mais Leyti Fall nga nekk tey jeune jiite lu mel ne Arco association mu te ne macha allah bu am doole la ay mag nekk ci say moroom waayjur nekk ci say moroom jarbaat nekk si nga jiite leen ba takk nañ fi suma juumul lu mat 25 sëy waaw ñaar fukk ak juróom nga am ci ay turandoo dëgg la te ku ne mbooloo wax jukko loolu lépp nekk sa ginnaaw ñooy déggoo loolu Leyti waaw xam nga mbir tamit soo bëggee wax ci mbir mu leer da cee am solo Arco Pikine est devenu une famille c'est une famille li tax mu nekk famille mooy dafa am fu ñu ko jëlee dafa am fu mu jóge ñu yóbbu ko ci beneen niveau te loolu li ko jëlee ci départ bi yóbbu ko ci beneen niveau transition boobu mu def ay nit ñoo ko waxtaane donc doxal dëgg jiital dëgg ci suñu kanam jiital ànd gor ànd te yàlla tax jiital liggéey donc résultat feeñ toujours man damay wax ne boo demee këru diina boo dem ñii ñi ngi leen di seexal ñii ñu di leen mu xaddamal ñii ñu di leen yokk seen garaat loolu dafay tekki ne ñooñu ñuy seexal ak a mu xaddamal danoo liggéeyal kër gi ba kër gi gërëm leen mooy résultat mooy résultat donc ñooñu dañoo liggéey ba am résultat ñu tappal la garaatu seex mooy da ngaa liggéey am résultat ñu takkal la garaatu mu xaddam da ngaa liggéey ci tarixa ba am
grade bi donc liggéey yëpp nag ci àdduna noonu la ku sañ rek ku sañoon nekk ci liggéey soo liggéeyee sañ nga xaar résultat donc résultat yi ñu am ni dañ ko liggéey 10 ans nag fukki at waaw fukki at lañ ko def tey fi Arco Pikine toll konteel fukki at parce que 2012 Arco ñu ngi ko créé 2011 le 27 janvier 2010 lañ créé Arco donc ñun bureau bii nga xam ne changé wul mësta changé bureau bii ñi ngi jël Arco ci fin 2012 lañ ko jël novembre 2012 lañ ko jël presque boobu ñu ngi dugg ci 2013 donc ci lañ ko jël donc mu boobu ak léegi daanaka mi ngi bëgg a def fukki at kon yàlla dafa def ne liggéey boobu ci fukki at yiñ ko liggéey taroon na metti na tar na parce que dara kenn fekkuñu fi ñoo ñafeel suñu bopp gëm suñu bopp gëm ne association bi nii la war a doxee donc ñu tegu ci yoon bi di liggéey donc liggéey boobu nag dañ koy gërëmee bureau bi di ko santé bureau bi fi nekk li may wax gars yi ne leen bureau Arco mësta changé xanaa kay ay nit yokk bureau bi ñu amoon 2012 bureau boobu benn nit mësu ci changé ba tey bureau boobu peut-être poste yi amoon na changement tuuti ci poste yi kii nekkoon fii ñu jëlee la poste bi jox la beneen poste jël kii jox ko bële donc ku nekk doxal donc loolu nag liggéey moo ko yóbbu foofu waaw ci biir yokkute boobu noonu tey ñu gis ay kilifa yu bari ku ci ñëw seet si Arco boo xoolee comportement waa Arco ak seen xeetu doxalin boo yëkkatee say kàddu ba war a dem li ngay tëjee mooy jënd naa carte membre te mu nekk lu wér ma mun ci cité benn boo xamante ne nag man peut-être jaaxal na ma mais jaaxal na sénégalais yu bari ku ci mel ne suñu tonton Mamour Thioune nekkoon président Arco bu Tëngéej bu Rufisque dem ba jóge foofu ñëw adhéré fi nga xamante ne mooy Arco Pikine dëgg la mën nga ñëwal ci loolu waaw xam nga moom sax da koy wax président Mamour Thioune day wax ne bu ma koy présenté day wax ne del wax ne maay président Arco bu njëkk a nekk ci Arco jóge fa sama mission mandat jeex ma dem ci beneen Arco mooy maa nekkoon Rufisque jóge Rufisque ñëw moom xam nga Mamour Thioune ci théâtre Sénégal kenn dootu ko wax ne kii mooy Mamour professeur la à l'école nationale des arts donc professeur la ci art dramatique professeur la ci théâtre tey xale yi nga xam ne ñoo mujj école nationale des arts bokk na moom ci ñi leen di former te moom dañ ko former woon donc mu génne woon ci 7 courses la génnee temps ñoom Kader ñoom donc benn compagnie bu fi nekkoon la ñu génn école créer seen compagnie tudd 7 courses donc ñu liggéey ci théâtre ba ex fi kon moom su yàlla dogalee mu ñëw Arco Pikine ñëw fi ñëwati fi ñëw gisal boppam après ne man pare naa pour jënd carte pour adhérer fii parce que man liggéey laa bëgg te dama fee gis liggéey xam nga nit tamit damay wax toujours ne gaañu bu ñu protocole kenn bu ñu wax kenn yow kaay Arco Pikine non ñun politique guñu nit ki sax su ñëwee fii di jënd carte dama lay wax balaa ñu lay jaay carte dañ lay bàyyi nga toog fi 4 lundi 1 mois ngay xoolal sa bopp soo xoolee ba gis lu la doy nga adhéré parce que damay bañ ñu membre ñëw rek ñu jaay la carte subitement buñ la jaayee carte rek après mun nga gis loolu nga ne nooma dama ñëw rek ñu jaay ma carte donc damay bañ forcé mooy toujours dama naan membre bi na xoolal boppam ba Arco bi doy la am nga droit ñëw 4 lundi su la Arco bi doyee nag ñu teg la ci procédure nga am carte am na ñoo xam ne dañuy ñëw ne non man jaru ko man ñëw naa fi ay lundi gisu leen ma man yàgg naa gis Arco bi yàgg naa xool dama bëgg a adhérer parce que sentir naa ne dama war a bokk. si biir adhérer boobu dama lay dagg. mu mel ne tey boo ne Arco Pikine sa xel ci Pikinois yi rek lay dem. ak Pikinois yi. mais du nga gis ni du ñoom kese ñoo fi ne. da nga gis ñu jugee si yeneen i gox. ñu si mel ne tey ay ñu dëkk ay Géejawaay. absolument ay Parcelles. absolument bàyyi foofu Arco yi fa nekk. mais Arco Pikine dañ naan liggéey bi fi nekk. tout à fait ñu baal ma ci kàddu yi nag yéen ñooy seetaan dañuy wax rek li ñu gis. liggéey bi nekk Arco Pikine nekkul fenn ak organisation bi. waaw xam nga Arcots banlieue la ñuy wax. bon dem na ba ci biir ñuy ne Arcots Pikine c'est vrai que département Pikine la Arcots Pikine la mais ñun bi ñuy sosu Arcots banlieue lañ doon wax. parce que moo njëkk Arcots bu nekk ci banlieue avant Guédiawaye avant Dakar parce que Dakar Arcots région moo fa nekkoon. mooy région bi yëpp fa lañ doon daje. bi ñu décentraliser nag. ci lañ indi Arcots su Guédiawaye Arcots su Rufisque Arcots su Dakar département
donc mooy ARCOTS bi fi jiitu moo tax ñu wax ko ñu tuddee ko ARCOTS banlieue mooy ARCOTS Pikine benn la mais xam nga question d'adhésion texte association bi aussi parce que association bi lu muy def ci texte et règlement la koy teg ndax ARCO Pikine amul texte boppam ak règlement boppam statut bi association nationale joxe ci noonu la ñuy doxee tey bu ARCO national waxoon ne comédien bu nekk fa nga dëkk fa ngay adhéré ci ARCO bi duñ nangu ku jóge feneen di ñëw adhéré fii mais texte yi et règlement daf ne même mécène gis nga fii maire ñëw na fi jënd carte maire ñëw na fi maire député ñëw na fi jënd carte ministre ñëw na fi jënd carte donc nit li nga wax nii c'est vrai nit ñëw na fi ba tàyyi ne man jënd naa carte adhéré nga nekk autorité que nga nekk mécène nga nekk ku deful théâtre sax parce que texte association bi maye na tey defoo théâtre leneen ngay liggéey nga ñëw adhéré ci association bi jënd sa carte bokk théâtre mais nga ñëw di bokk di accompagner et tout donc loolu yëpp texte yi nangu na ko ñun dañu am membre ba Mbour Xadi bi fi mujjee adhéré Mbuur lay jóge démb rek daaroog may envoyé benn affaire ci TikTok yi ma gis ko ci moom Mbuur la dëkk am nañu beneen membre Aïcha Mbuur la jóge Aïcha Bassène Mbuur lay jóge am nañ kuy jóge Kounoune Adama Ndiaye ak Aïcha kii Aïssatou Ndiaye Kounoune am na ñuy jóge Yoff tu vois am na ñuy jóge Rufisque donc ARCOTS Pikine moom mun naa wax ne dafa large quoi dafa yaatu te loolu ñii ñëw dañoo am yaakaar rek ne seen aar mën nañ ci jëriñu fii yaakaar rek moo leen indi te yaakaar boobu yàlla na ko fi yàlla def donc loolu la rek parce que ñii ñëw ñëpp gis nañ feneen gis yeneen compagnie gis yeneen association gis yeneen mais boo ne dama bëgg a ñëw ARCO Pikine parce que da nga jàpp ne fii liggéey mi ngi fii boo ñëwee di nga liggéey ñu ni dañuy ñaan yàlla boo ñëwee sa aar parce que mënaluñ la lépp mënaluñ nit ñëpp lépp parce que membre yi fi nekk yëpp mënuñu leen satisfaire à 100% mais nag am nañ doxalin boo xam ne mooy lu fi ñëw ku ciy sa wërsëg di nga ko jot fii nit fayeeku na fi 3 millions cachet fii nit a ngi fi waaj a fayeekuwaat lu ëpp loolu am na film bu ñu def bu récemment casting bi benn film italien acteur principal bi fii la génn muy Moustapha Fall yàlla na ko yàlla lafal cat acteur principal bi film bi benn italien moo ko moom fii lañ def nañ fii casting bi def nañ fi Sénégal partout casting bi mais yàlla génn na acteur principal bi fii la génn donc incha allah janvier la ñu war a commencer tournage bi ñu ngi ci préparation tournage film bii passé bu loppi film bii passé actrice principale bi fii la génn actrice principale génn na fi ci film 2 fois muy jabaru Pape Sène Faly Ndiaye am na ci trophée muy Dakar Cour bu Molli Kan donc mu jël raw gàddu mu jël raw gàddu gi xam nga law bee naax a jàngali pël da ngaa neex a waxtaanal parce que da nga xam li na ci mbir ak maa jigéen merci maa jigéen moom tamit ci film Molli Kan actrice principale vraiment moom it mu am ci festival yu bari am ci ay prix xam nga loolu yëpp sant yàlla la mooy ñun ñu ngi ci suñu ruq di liggéey mënoon nag saa su ne ñuy évaluer li ñu liggéey di ko wane mais toujours dama leen di wax ne man sama image fowewuma ko bu leen fowe seen image waaw man latewuma ci liy xew ci télé yeeg ci série latewuma toujours damay garder sama image dama koy sauvegarder. tegal sa loxo foofu ma ñëw nag ci liy xew ci télé yi nga xam ne liy xew ci télé yi mbaadu ci circuit noir nga jëm. non dinaa ñëw ci circuit noir mais circuit noir daa am ñu leen mag ñu leen jiitu. dëgg la mooy tolluwaayu théâtre ak cinéma fi mu ne nii daa mel ne fël xoog réeroo. ku tiit ci ay nelaw rek. jubale. dëgg la ñu dëpp la caméra yi. xam nga ku tiit ci nelaw moom day déliré. dëgg la sa gis-gis. waaw xam nga man moom interview boo ubbi wax naa ci li ñaawteef yi am ci amul sama interview pendant des années nag ay ati at doo ubbi interview ba mu jeex te waxuma liy xew ci série yi. bu njëkk dañ doon wax ba ngeen commencé di kaas sax laay wax. ci saaga yi lañ doon wax aw xëy ñaaw yi. waaw mais léegi ci jëf yu ñaaw yi. waaw summeeku. summeeku. waaw tout nu. waaw dina xool xam nga nag ma wax la
xam nga ñun dañ doon kaas naan ay wax yi ñaaw yi ñuy dégg ñaaw na de lii de ci théâtre lii de amu ci woon di ko kaas ñu dem ba egg ci summeeku gis nga ko ca xàllab neen la ñu jëme cirque noir ñëw def xàllab neen non c'est vrai bu sanction amul dina gën a grave lu leer laay wax na gisoo ne am ngeen ci part de responsabilité. non ñun duñu état xam nga ñun lu ñu mën mooy wax. du ngeen état mais jege ngeen état. waaw état dafa fàq ci branche am comme association jox ñu. mais ñun wax rek lañ mën parce que man je n'ai rien contre benn structure étatique wala bu mais doxalin. CNRA dañ ko fee teg. état fàq ay bànqaasam jox CNRA jox ko ay moyens. ne ko lépp lu jëm ci audiovisuel ak leneen dee ko superviser balaa muy génn ci askan bi ñoom ñoo xam seen texte xam seen règlement mais ci seen doxalin man damaa àndut ci ni CNRA di doxee man Leyti Fall ànduma ci. lu tax ànduma ci mooy CNRA war naa toog di xaar ba Jamra porter plainte ñoom ñuy soog a def ay sanctions donc loolu mais Jamra association la. pour ngeen dégg sama wax mooy CNRA warul woon xaar ba Jamra di porter plainte ñuy soog a jël sanction kon ñoom lu ñu fiy def kon bu Jamra waxul woon dinañ réagir donc dañoo bëgg ñoom balaa Jamra rek warul porter xeex bi xeexu sénégalais yépp la nañ franc ci li ñuy def nañ waxante dëgg tamit te yàlla tax man teguñu ma fi pour may contrôler œuvre bu aw yoon ak bu awul yoon CNRA la état teg jox ko ay moyens kon balaa Jamra di yuuxu war na fekk CNRA moo njëkk a teg ci table bi wax na lii na dakk ñuy soog a dégg Jamra wala keneen wax man lool rek moo ma ci metti mooy waruñu xaar ba Jamra wax ñuy soog a exécuter CNRA daf fi nekk te dafa am doole parce que mi ngi nii censuré na bi mu censuré la affaire yi taxaw am na ñoo xam ne bi ñu leen porter plainte dañoo appuyer affaire bi dem procureur jël ay matuwaayam yu mat sëkk ñu leen ciy féliciter ci daan yi ñu leen daan parce que am na ñoo xam ne ñun ak ñoom bokkuñu fuñ gis-gis kenn am na ñoo xam ne dañuy toog di wax ne non création yi artiste dafa libre pour def mais ak réew mu ne ak cosaanam Sénégal fii culture di jouer di saaga di jouer di def taati neen di jouer di summeeku di jouer di wax du n'importe quoi lool du suñu cosaan ñun loolu lañ wax ku mu neex tourneel jouer lu la neex mais loolu nañ ko dindi bokku ci léegi nag am na ay suñuy moromu artistes yoo xam ne ñi ngi bind ci ay Facebook di wax naan non Jamra li muy def du yoon nañ bàyyi artistes yi ñu libre mais c'est vrai na artistes yi libre nañ liggéey bañuñu ko mais nañ ko teg ci yoon ay trouba fi nekkoon compagnie yu am fulla am fayda yóbbu tey aaru Sénégal fii mu toll mais wax ju ñaaw kenn mësu koo dégg ci ñoom kon ñun waruñu ñëw egsi di def loo xamante ni ne naka sa dul noonu la warul donc loolu tamit xol laa koy waxee parce que man sama wax làquma ko nëbbuma ko musuma ànd ci di jouer di ci def yu ñaaw musuma ci ànd te duma ci ànd te sama moromu comédien yi ma bokkal métier dee leen wax ji warul parce que bu fekkee da ngeen a ragal maison de production yi pour ñu bañ leen a jël gëmu leen yàlla ngeen baal ma nag du ma donneur de leçon nag mais damay wax sama moromu comédien yi ma bokkal métier ñun ñoo war a wax ñun ñoo war di wax naan lii bu mu fi am nañ ko jaarale mais bañuñu benn buñ sañoon tey ay maison de production yi ñu fiy dégg mais suñu fierté la nañ waxante dëgg te yàlla tax ay Evenpro ay Marodi ay Leuz Média ay Pikini Production mais loolu c'est une fierté buñ sañoon maison yooyu état da leen di subventionner ay 500 millions par an ñuy produire comédiens yi di liggéey métier bi gën a avancé buñ sañoon mais nañ ci génne li ci bokkul wala lan moo ne ci ginnaaw. li ne ci ginnaaw nag ci laay ñëw. kenn xamul. mu mel ne nag fi mu ne nii base bi li ngay wax ni problème bi. base bi yëpp jógewul ci casting yi. ndax casting yi yëpp yu ci ëpp la plupart day ànd ak li nga xamante ne mooy promotion canapé. la plupart ci casting yi. xam nga comédien bu ñu la tàggatee. préparé la. nga xam yaay kan xam fi nga jóge xam fi nga jëm. xam métier bi nga bokk. am na lu gis nga yu bari yi ngay dégg ci biir métier bi. ñi koy def bokkuñu ci. dañ ñoo juux dafa am ñu bari ñu juux comme li nga wax sànq donc jëlal ku la neex mu jouer mais seetlul
ñiy yàq métier bi di yàq deru métier bi dañ cee juux bokkuñu ci. tey am na ñoo xamante ko am na comédien yoo xam ne sañoo leen tiim di leen proposer yenn affaires yi xalaatoo ko. parce que ñooñu métier lañ ko def. métier bookat gisuma ci kaw làngat bi Sylvain. acteur et comédien am na c'est ça donc ñaari mbir la xam nga dañuy ne acteur et gis nga théâtre ak cinéma. théâtre comédien moo koy def. dañ ko ñàkk théâtre biir néeg la biir kër théâtre biir néeg la biir kër dañ ko ñàkk structuré maanaam moom théâtre cinéma ci pénc lay xaw mbedd xam nga sa biir kër sa biir néeg am na buntu néeg am fenêtre am rideau maanaam bëtt ko du yomb mais pénc ma garab ga ca pénc ma bu ñeenti bool tëggee fu neex waay jóge ñëw donc loolu mooy différence su théâtre ak cinéma parce que tey mën nga def sa casting xool profil mooy sama acteur bi ma soxla profil bii la yor bii laa soxla yow soxla woo mu aay mu mën a jouer mu lool c'est après mais profil bi baax na ma conserver profil bi liggéey ak moom après mu defal ma sama film kooku mën na bañ a nekk comédien mën na bañ a am métier bi mën na bañ a kenn bañul nañ jouer amul problème mais ñun dañ na rafet na vraiment nañ jouer mu yiw gis nga jamonoy tey def na fi benn pièce ñu war cee wax benn wax mooy góor gi waxul dëgg ci waxin góor gi waxul dëgg baatu waxul dëgg xam nga mun nga ko tekkee fen le mot fen dafay fen xoola wax jooju 10 ci ñoom ñeenti fan ñu koy discuter pour na dugg du dugg ñeenti fan ñu arrêté tournage bi 4 jours dama laaj ko Lamine Ndiaye wala ñu xot say wala ancien jamonoy tey 4 jours ñuy discuter ci benn baat ne loolu na dugg wala du dugg xam nga kon ñooñu te mujjul dugg mujj ñu enregistré loolu dañ ko dindi parce que dañ ne suñu culture li bokku ci c'est ça l'éducation nañ théâtre fait de société yi daf fi bari tey dañoo am thème Sénégal ak ñoo am luñ mën a wax dañoo bari thème yuñ mën a wax lu ñu laal ba saison boobu jeex mun nañ laal leneen lu bokkul ak loolu ba saison boobu jeex mais léegi sax gars yi dañoo dem ba comédiens yi léegi dañ leen a pousse ci loolu am na comédiens yoo xam ne buñ saagawul duñ am lu leen neex mais maa ngi gis bu yàggul benn vidéo benn booy bu am talent ci voix booy la jeune mu am talent ci voix am ay technique jeu bi nice mais dafa saaga rek ma delloo kooku téléphone bi wallaay te mi ngi joué dafa saaga rek ma delloo ko te ma au début maa ngi ko doon consommé naan oh booy bi il joue bien di moduler mën a am way dem texte dem bi mais dafa saaga rek ma delloo ko téléphone bi ne ko c'est bon kii man moom comédien ay saaga bu duggee ci sa làmmiñ rek pare naa ci yow su may def sama yëf du ma la woo ak koo mënti doon lu ma moomal sama bopp du ma ci woo comédien buy saaga mu leer na ma ne gis nga gars yi dañuy dugg ci théâtre bi di dof-doflu mais buñ demee ba ci biir la ñuy xam ne ndeke lii métier la du yëfu dof-doflu seetlul ñi fi commencé woon di dof-doflu yëpp fuñ mujj dañoo nite xam ne lii métier la ndekete du ay affaire de dof-doflu du ay affaire de guignol du ay affaire de lii métier la ñun ñi ci nekk tarbi ko ba egsi fii xam nañ ne lii métier la donc ñii ñëw seen yoon nekku ci nañ ko def buzz boo xam ne njëriñ pour nga saaga nga am buzz pour nga def lu bon nga am buzz donc après télé yi site yi reprendre la TikTok yi donc loolu question 1 mois la quoi après fàtte nañ la lan la lay jural nga bëgg nekk ku siiw nga bëgg nekk star nga bëgg gis nga star da ngay am gis nga métier boo koy def métier bi daf lay jural dara pour nga nekk star ci suñu métier bi non munoo nekkoo yow amoo beneen métier bii nga am métier bi fayu la mais pour nga nekk star da ngay am xaalis métier bi da lay fay da ngay am xaalis métier bi daf lay fay bu baax. ci biir fay boobu ak xaalis boobu star boobu noonu. ñu gis ni la plupart des acteurs culturels. da ngay gis ku ci dugg ci métier am di dundal li nga xamante ne di dund ci culture. mais du ko dundal. ndax dégg nga ma. di ci dund te du ko dundal. absolument maanaam di ko def ba pare jékki-jékki dugal ci ay buuxum. mel na dal na ki nga xamante ne. peut-être bokkuñoo ak yow sax ci branche bi ne. mais lépp ci wàllum culture la. mooy li nga xamante ne mooy kilifa. ñu leen di tudd ci ay mbiru li nga xamante ne mooy. trafic de visa. wala ban conseil nga leen di jox.
waaw c'est vrai que ñu ngi koy gis publication yi ak articles yi ñu ngi koy gis. mais xam nga yàlla nañu yàlla saxal ci njub. moom rek moo jara ñaan gis nga sa aar soo koy def war nga ci dugal njub. ndax tey nit munoo incarner lii xam nga jaamu yàlla. damay fàttali ne du ma donneur de leçon xam nga nit munoo di jaamu yàlla. nga ne maa ngi jaamu yàlla mais damay fen mais du ma bàyyi njaaloo wala damay rambaaj te du ma bàyyi sàcc jaamu yàlla amul def bii bàyyi bii jaamu yàlla li yàlla tere yëpp ngay fexe bàyyi donc yàlla nañu ci yàlla saxal ba li mu tere lépp ñu bàyyi ko donc gis nga carrière nit daf koy sauvegarder gis nga mbir yaa ngi dund mbir mu am 4 ans ci ginnaaw 5 ans wala des années nga toog benn bis ñu beesal ko ba mu bees tàkk te doo ci mën dara donc kon li nga wax ci début bi moom laay wax ne y a des hommes de culture et des hommes dans la culture xaw ma ndax nag dégg nga ma waaw bu la neexee tojal ndax sànq da nga ne ma ci culture waaw moo tax ma ne la il y a des hommes de culture et des hommes dans la culture ak ñi koy dundee donc loolu aussi dafa nekk ci suñu métier bi ci branche yëpp nag xaw ma ndax dégg nga ma nangu nga am na ñoom te dañuy dundal mbir waaw am ñoom te dañ dañ koy dundee xam nga day feeñ li ma wax set rek métier bi boo ko defee métier lu mu yàgg mais lu gis nga fi artistes yoo xam ne seen début seen départ dafa metti mais dañu toog ba yàgg nga ne macha allah ñi mérité nañ am lu ëpp lii parce que dañ ko gëm setal ko gis nga Sénégal luñ dul bàyyi xel ci xam nga Alxuraan daf ne utin dafa war a sell c'est important utin c'est-à-dire booy wut dara pour mu jural la dara utin bi dafa war a sell ni nga koy amee xaalisu liggéey ma jox la exemple demal ci veille korité wala tabaski nga dem marché yi marché boo romb ñu ngi teg rajo yi teg chaîne à musique yi yuuxu yi wanteer mais baare yoon yi fatt waa kër yi ñu dendal mais loolu utin bi rafetul nañ waxante dëgg rek xam nga fii da ngay wax ñuy classe naan ay njaboot lañu waaw ay mais nañ c'est-à-dire dañuy ñun tamit fi ñu féete am nañ war nañoo gis fàttali askan wi parce que ñun loolu mooy suñu métier mooy ñun artiste ñun suñu regard ak regardu keneen mën na bañ a bokk mais ñun la yàlla def ñun ñoo war a gis dara ci askan bi ne leen fàttali xoolaat leen seetu bi fi ngeen jëm du foofu de suñu rôle la moo tax après ñun boonu saagaate gisuñu la amul solo mais bu nu jàkkaarloo nii dooñu saaga parce que nit lu mu war a wax na ko wax marché yi boo demee veille tabaski wala korité nit ñi ni ñuy utee utin boobu rafetul l'islam gërëmu ko laaj leen ko borom xam-xam yi sama àlluwe soriwul nag mais utin bi rafetul teg say marchandise baare yoon bi yor say rajo kii def rajo kee def rajo yuuxu nga tànkal nit yi heure julli bu jotee am na ñoo xam ne duñ dégg sax noddu bi parce que ñu ngi leen élément sonore yaa ngi seen xam nga kër yi ñu dendal malaat yi fa nekk mag yi fa nekk donc nga bëgg na yow damay daan sama doole quoi lu ma yóbbul sama njaboot laa bëgg alors que loolu lu nit yi war a bàyyi xel la mooy suñu métier tamit métier bi damay wax toujours xale yi di leen fàttali ne la yow miy jigéen d'abord nga dem jëndal sa yaay chambre à coucher wala nga jëndal sa yaay or wala nga jëndal ko dara maytul la nga ko jëndal nga ne ko jàkk sa fit ne tëf kon amin dafa am solo loolu dama koy fàttali toujours jigéen mooy li nga wax jigéen ñi nekk ci ñoom ñun jigéen yi ñu nekk ci métier bi dañ leen a war a protéger dañ leen a war a yiir wan leen yoon bi wax leen parce que am na ñoo xam ne seen bëgg-bëgg rek la ñuy gis donc am na ñu leen ëpp te am na sama classe goo xam ne dañ lay wax dinaa la jaay dinaa la taal damay def ay production samay théâtre mën nga ci bokk di nga siiw donc di nga siiw dinaa la taal ba àdduna xam la mais attends non nit su munul taal boppam munul taal keneen kooku bu la ko waxee dalay nax mais nag la plupart duñ ko wax ku xam maanaam nouveau-né yi rek lañ koy wax duñ ko wax ku xam yow Jamila mii tey yow kenn mënatu laa wax ci métier bi loo xamul mais am na sa morom boo xam ne xamul moom day gis Leyti rek defe ne Leyti mi ngi ci kaw mi ngi génn télé Sénégal xam nañ ko man bu ma demee ci moom dinaa feeñ donc nga exploiter loolu
donc loolu yëpp tamit dafa am quoi mais nit tamit bu ñu la yaree te ak am solo gis nga fi Sénégal toll nañ góorgóorlu ci suñu xale yu jigéen yi ñu dem jàngi diine am na lu bari luy xew ci Sénégal suñu jigéen ñi xale yu jigéen yi di ko def dañoo sori diine xamuñu ko sax maanaam loo xamul doo ko pratiquer wallaahi dinañ rus a def lenn am na comportement yooyu gis xale yu jigéen yi am ko mooy jegewuñ sax fu ñuy waxtaane yàlla kon nañu góorgóorlu ci xale jigéen tey jigéen ñi def jigéen yu bari dañu ñeme lu bon dañ ko ñeme maanaam rusuñu ko ragaluñu ko kersa amul dañu ñeme lu bon loolu nag base bi ngay dellu mooy nañ góorgóorlu ci jigéen ñi ñu tàggat leen ci diine ba ñu xam ne man kat sama responsabilité ci lii mooy sama digganteeg sama borom am na yu bari yuy xew xoolal léegi lu neexu léegi téléphone yi télé lañ ko def téléphone léegi ku ne sa téléphone mooy sa télé YouTube tekkil moo bi YouTube toj ko en anglais jëlal YouTube nga toj ko donc ku nekk sa téléphone mooy sa télé damay wax li ma neex waxee ko ni ma neexee on s'en fout sama yoon parce que dama koy def ci net bi naa am ay vues naa nekk activiste naa nekk di wax alors que wax dafa lu doy waar a ngi noonu wax tey nit bu defee fakastaloo ci wax mun na ko gaañ bu metti ci carrière am ci àddunaam daal waaw te gis nga image bi day durer 1 siècle image lu jara bàyyi xel la nit a ngi wax nit a ngi jëf tey am na yàggul am na benn clip boo xam ne am nañu ko fi waayoon xamatuma musicien bi jàppatuma mais paraît-il clip bi maire ya ko joué woon ñooy ñaan artiste boobu ne ko clip bi bu mu dawati léegi ay mag lan wallaahi gis naa ko bu yàggul am na clip buñ fi wane nii clip bi daw maire ya ko joué ñoo dajaloo def seen tour créer seen groupe WhatsApp bu clip bi dawati non di ñaan ne clip bi ñoom ay mag lañ léegi lii bu mu dawati xam nga l'image dure 1 siècle kon nit looy def ci image war nga ko càmbar parce que yow wóoru la ndax di nga dund 100 ans wóoru la xam nga 100 ans moom ku ko dund it yàlla la neex même lu dul 100 ans mais nga fexe rafetal ba nit dafa war a wax sama ginnaaw bandañ dañ koy fowee mais wax bu am solo la sama ginnaaw bandañ loolu ci looy dugg dafa war a am aka ñu koo ñàkkal fayda Médoune Sénégal dañoo ñàkkal sama ginnaaw bandañ alors que c'est important nit dafa war a bàyyi xel sama ginnaaw bandañ waaw sama non wax buñ bu dul bàyyi xel la xam naa ne tey sa interview bandañ da xam nga dañ koy wax sama ginnaaw bandañ donc loolu ak lu ñu la dénk loo mënti yor loo mënti jiite ci liggéey boo mënti ne même su ma signé ak yow ak tey improd bi ma signé ak yéen ne dama war a def ak yéen contrat liggéey ama cee war a jiital sama ginnaaw bandañ mooy naa fexe su ma paree improd bu ma ne tardeel nga ñu waaw ñoo la toppee lii yow li nga waroon wax respecté woo ko sa ginnaaw bandañul donc nit looy dugg rek fexeel jiital sama ginnaaw bandañ fexeel def ko ba pare daa di yëkkati say loxo ne allahumma amin amin ak yow it yàlla na nga gudd fan day teg may rey macha allah day wax ay loo xamante ne dëgg la te xel mu ko dégg da koy nangu xol bu ko dégg da koy nangu mais day ànd ak waaw de l'utile à l'agréable. De l'utile à l'agréable waaw moom ci loolu lay dund. fi mu ne nag ci li may ñëw ak yow mooy diggante Arko du mën a léyti ak ki nga xamante ne mooy ministre. Youma Fall. diggante ma Arko. waaw moom suñu yàlla na ko yàlla may mu ñibbi si jàmm mu dem na Paris. yàlla na ko yàlla may dafa nekk vacances. mu ñibbisi ci jàmm moom yàlla daf ñu boole muy relation yoo xam ne tey bu sañoon Arko fi mu toll mu sut ko mu sut fi mu nekk ànd bi yëpp dëgg la mooy sooy ànd ak nit da ngeen di ànd te yàlla tax
donc moom bi muy njëkk a ñëw fii Yuma bi muy njëkk a ñëw Arco Pikine c'était en 2012 fin 2012 décembre 2012 muy soog a jot presque Grand Théâtre ci la fi njëkk a ñëw def fi benn activité. nekk directrice Grand Théâtre. waaw. ok xam nga nag moom ci métier am culture rek la xam. man bi muy ñëw fii je me rappelle Skype laa def direct pour gis ko boobu mi ngi ma fekk tournée Allemagne. donc Skype laa def link ak gars yi ma gis atelier bi mu fi doon animé. donc moom dafa nekk nit boo xam ne dafa bëgg aar fonk artistes yi. tey am ak artistes yi ay relation yu rafet. bu yàggul rek def nañu man ak moom TFM benn émission bu ma Aba invité woon. def ma parrain ak ñoom Balla. ma ànd ak moom waaw. mais ay kilifa dañ ko woone ko ci yow nag yaa ñeme artistes yi. yow rek yaa ñemee dem ci ñoom. ay kilifa dañ ko woone ko yow gis nañ la télé ci artistes yi. yow ñii yaa leen ñeme. mais loolu dafa fekk mu am ak tey fu Macky Sall ñemewut a dem ci aaru Sénégal moom ñeme na fa dem. parce que séq na ko ak artistes yi waxuma xam nga ni fii nag Sénégal léegi dafa naqaree wax. sooy wax ci nit sax dañuy defee ne waaw loo bëgg nga dangay. mu mel ne am na seen relation. am na si yoo xamante ne jëflante ko na ko waa Arco. ci bu wér. avant muy nekk ministre mën ngeen ci dikkalaat. yàgg na yu ma création naax saay c'était en 2013 Tunisie la ma fekk Carthage maa def mise en scène li gën a grave spectacle bi maa def mise en scène bi maa def texte yi maa def yëpp presque 30 comédiens ñoo ko doon joué 30 moom bi mu gisee création bi daf ne da koy jënd boobu mi ngi Grand Théâtre yóbbu ko Kaolack ñoom Mamour Thioune ñoom soppe dem jiitu ji def fenn formation ak acteuru Kaolack yi guddi gi ñu def soirée sama spectacle boobu léegi nag ma ne non spectacle bi déjà ñu ngi ko war a yóbbu Kaolack donc man maa ngi war a dem festival Carthage Tunisie après ma ne non xaara donc ma ne garaawul naa bàyyi Tunisie après ma jeexal spectacle bi amul problème parce que date yi ñoo jege. après ñu dem seeti ko ñu wax ma ne ko bon man moom je préfère bañ a dem Tunisie ma génne sama billet wan ko génne invitation bi Tunisie yëpp wan ko mu ne ma layti xam ma lu ma lay wax yow yaa def sa mise en scène. def sa lii yow soo ñëwul xale yi du tere dinañ jouer. yow boo fa nekkul xale yi dinañ jouer. demal sa festival. yow yow liñ warloog yow nañ ko def nga dem. après nga bàyyi xale yi dem Kaolack jouer xam nga loolu. su ko neexoon mu ne yaay metteur en scène de doo dem soo demul spectacle bi du dem wala bàyyil Tunisie mais daf ma accordeel ma dem Tunisie donc spectacle boobu vraiment yóbbu na ko Kaolack loolu bokk na ci action ay formation yoo xamante ni ne sekk na ko ak ñun am na ay activités yu mu doon def koor période koor chaque koor dafay jël Arco Pikine Arco Guédiawaye Arco Dakar Arco Rufisque chaque mercredi kenn joué ñëpp dem fekki la samedi bi ci topp keneen joué ñëpp dem fekki ji la donc mu nekk ay tournée artistes yi daan ci gis seen bopp donc ñu ci doon ànd ak ñoom Serigne Ngagne ñoom Rouba Sey ñooy def avant premier après Arco yi joué mu nekk ay dàq koor yu neex yu nice xam nga donc loolu yëpp tamit ay activité yu mu def la ak ñun mais après nag ay relation yu rafet wax na ko waaw def nañ fi muy Sénégal à l'honneur bi mu ko gisee parce que Sénégal à l'honneur dafa ñëwoon fii am na activité bu fi yu ma ñëwoon ñu def extrait mu xool affaire bi ñu pare mu ne ma mais layti yéen li ngeen di répété nii ma ne ko dañ koy répété pareegul mu ne ma kii ma ne ko 160 comédiens la mais tey nii dañoo yéegal rek presque ay 65 comédiens ñu joué ko mais des na yeneen 100 yu war a ñëw après mu ne ma mais attends mais lii bu paree moom dina neex dina grave ma ne ko waaw en tout cas pièce bu pare la de après yàlla def ñu am tournée Italie ak France man ak manager général Pape Fall ñu dem France francophonie ñu fekk ko fa ñu waxtaan échanger ci création bi mu ne déjà francophonie comme yéen li ngeen di def ci diversité culturelle la man département bi ma yor diversité culturelle la donc ñun bëgg nañ projet bi ngeen joué ko Sénégal 2 spectacles 160 comédiens sur scène moo ko njëkk a yóbbu Kaolack yóbbu ko fële nu mu tuddati Sorano donc nga gis ne moom ay relation yu rafet la ñu am relation yu jéggi na sax jéggi na ay
ay yumma ak Leyti mais dafa dem ba ci moom ak artistes yi ak Arko waaw vraiment ku baax la moom madame la ministre ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax waaw madame la ministre ñu ngi koy ñaanal bu baax muy ku yaatu xol di dimbale artistes yi te du ko wax bëgg waa Arko Pikine bu baax a baax a baax a baax bu man bu ma ne seen kër Kaolack dama fa am néegu Layti ñëpp xam nañ ne néegu Layti man bu ma ne cëpp seen kër bu fa nekkee bu nekkee France fu mu mënti ne man bu ma ne cëpp kër ñoom yu ma faal Kaolack xaar lañ may rayal loolu moom ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ne bu ma ne cëpp xaar lañ may rayal moom laay reeree loolu moom ñëpp xam nañ ko ci waaw xam nga tamit xar mu ndaw ngeen waxtaane ko rek. non ku la war a summi ko Fall mbeng jeng ak ñang say ñang ina la toog say kay summi ko ma say ak jaañ ak gay fii Arko yéen bu artiste feebar yéen ko jël en charge ndax fi mu ne nii théâtre bi mu mel ne yenn comédiens yi dañuy am ay difficulté faju ba récemment ki nga xamante ne mooy Baye Fall bu mu fi joteem ay problème bët dañ ko doon ketal te avant moom bari na ay artistes yu fi daan feebar ñu leen di ñaanal ndimbal waaw xam nga nag parfois gars yi dañuy comparaître ay affaires yu bokkul xam nga nag Arko du état Arko association la tey suñu compétence ñun am na fu mu yem Arko am na fu mu mën a yem association la mais dafa am loo xam ne nag état moo ko mën moo ko sañ moo ko war a def waree fam la mais une association boo xam ne amoo sax subvention kooku nan ngay jëlee keneen en charge donc man bi ma nekkee trésorier national bu Arko defe naa benn 4 millions laa mës a jot ci suñu mandat boo xam ne Arko national la ko moom mu jóge ci état du Sénégal ak benn 2 millions formation ci national ci bu Arko boo xam ne presque 3000 membres donc ñun suñu biir nag wax dëgg yàlla xalaatoon nañu doon ka def dañ daan def parce que dañu mës a daje Arko Saint-Louis festival per bu xar sax moo am initiative bi mu ne vraiment grand nañ leen seet mag ñi feebar chaque fin du mois ñu dimbale leen ñu ne loolu lu rafet la ñu ne kon ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci métier bi pour le moment te ñoom jeexal nañ jouewatuñu nañ seet ñi feebar chaque mois ñu dimbale leen lu neex ku neex ñëw cotiser ñun fi ñu toog rek ba samp affaire bi am nañ 250 000 fi ñu toog biñ créé affaire bi keroog añu festival bi dañ ne nañ xaar parce que ñu ngi ci lu am solo dañ mujj woo festival bi ñëpp fekkee ñëpp toog ñu ne lii lañ bëgg a def donc ñu koy def chaque mois ñoom Ibrahima Mbaye Soppe ñoom Matar Diouf ñoom Paf Faye ñoom Daaro ñoom Mëndumbe ñoom Abdou Diouf ñëpp bokk ci artiste da ngay gis sax koo xam ne daf may Orange Money ba pare donc ma woone ma man la diw sama participation ñun dañ doon dajale mais nag loolu dañ ne amul Facebook amul filmer ko maanaam di yóbbul suñu nawle artiste am tey ñu yóbbul la 250 000 dem yóbbu ko dañ ne loolu yëpp du ci am li tax sax ma wax ko nii waaw bon xawoon nañu taxaw parce que parfois tamit xam nga Covid bi mu duggee dafay impacter ñu bari waaw vraiment xaw nañ taxaw mais dem nañ fu bari ci suñu kàttan loolu amul dañ doon def premier dimanche ci mois bi ñëpp cotiser am na ñoo xam ne dañuy cotiser avant ñu jël fiche yëpp teg compter ne montant bi temps dañ daan dem ba am 400 000 séddale ko ñaari nit yóbbul te bu ñuy ñëw ci yow doo ko yëg ki ñuy seet si dañuy teg rek gaare oto yi fëgg ana maire di wala pas di ñu nuyoo ñu ne xale yi dañoo dajale temps ñoo la ko jox jeex na amul filmer amul Facebook parce que mënoo dimbale sa nawle di ko teg ci ay di wane ne ñun amul ñun ñooñu dañ leen a war a jàppale bu baax ñun la war kon bu ñu demee ba koy def loolu la njëkk a dindi mooy amul nag di ko filmer télé di ko yëg wala kenn di ñu topp wala site non nañ leen def te yàlla tax fi sabilillah ñu def ko ci mag ñi ndax liggéey nañ ba ñun ñu jot métier bi kon bu ñu leen di dimbale parce que buñ ko filmer amul sens yow mi koy seetaan sa kër di nga ne waa ñoom Leyti ñoo dem di dimbale magu théâtre bi di ko wane ci kii bi waaw loolu amul sens amul te ñooñu ñoo war chaque mois ñu di leen jox donc loolu yàlla dimbale woon nañ ci wax dëgg yàlla mu avancé bu baax jàppale nañ ci ñu bari nag ñu bari te buñ sañoon tamit du taxaw feebar bi yàlla na ko fi yàlla jëlee loolu tamit ñaan nañ mu continuer ba état parce que tey Arcos national xool na loolu
teg na benn projet bu mag parce que ci lii nga wax nii mbir yi day dox ngay gis texte yi di changer xalaat yi di ñëw Arco National def na benn projet boo xam ne dara taxu koo jóg mooy pour dimbale te projet bi déposé nañ ko fépp dem nañ ci ambassade yi dem ci état dem ci service yi dem yëpp dugal fa courrier wax ne dañoo ubbi benn compte boo xam ne uniquement pour ñi feebar ñu leen di jël en charge balaa seen feebar di siiw parce que dañuy gis ne toujours bu ñu feebaree ñu leen di exposer ci télé yi alors que ñaata malade ñoo nekk ci Sénégal te kenn xamu leen donc yow pourquoi yow miy def di def sa métier nga feebar ñëpp war ko xam non nañu jàppalante ci suñu biir donc loolu tamit taxawal nañ ko te ñaan nañ yàlla loolu jëm kanam projet bi pare na ba déposer nañ lu bari donc pour que képp koo xamante nii ne bokk nga ci suñu kuréel même sax dañoo dem ba ne di nga gis artiste boo xam ne artiste la te bokkul Arco dañ koy dimbale yemale wuñ ko rek Arco ndimbal bi tamit dañuy bëgg mu am transparence maanaam nekkul ne association bi mooy laaj xaalis bi dem di dimbale nit non dañuy ubbi compte bu leer mu am agence bu ko suivre am yépp bu ñu yëgee feebaru ñett ba ñeent ba juróomi nit ñu boole juróom yooyu yépp la fa nekk ñu jox leen ko mooy xaalis boobu waxuñu ci association bi bugguñu cee jënd essence pour dawal oto sax paas ci dañ ne xaalis boobu buñ ko versé rek na te dañu maanaam waxuñu sax ay jënd garab am kii am na ordonnance dañ ne nañ jël xaalis parce que nit ki su feebaree rek activité am taxaw na tey boo ko jëndalee garab mu faju am na boru fukki junni bu koy xaar te borom kër la moo tax dañ ne nañ ko def xaalis bu takku kooku mën ci faju ba pare mën ci jëlaat ay relance ci këram yàlla na ko yàlla sottil te yàlla bu projet bi am sax waaw yàlla bu mu am mooy yàlla bu kenn feebar li may tëjee yoon mooy ku wax Arco bu Pikine wax nga xamante ne mooy wàllum partenariat mel na am ngeen ay partenaires yu am doole firnde bi mooy tey ji yaa ngi war a dem représenté ji Arco Pikine fan waaw ñu ngi war a représenté ji artiste Sénégal yëpp sax la ñuy wax waaw benn salon économique bu am États-Unis New York ñu ngi fa war a dem man Jamila sax xaw ma foo yëgee loolu xaw ma manager bi la xaw ma loolu da xaw ma sax Jamila foo ko yëgee voilà donc ñu ngi war a dem New York ci salon économique bi Made in Sénégal parce que dañoo gis ne Covid bi dafa taxawal lu bari entreprise yi taxaw lu bari taxaw donc ñuy saluer initiative bi nga xam ne benn kuréel bu mag bu nekk États-Unis Jacob jiite ko donc ñu leen di féliciter di leen encourager parce que invité na ay kàngam yu bari pour ñu fekkee salon bi mu am dîner de gala am vraiment yépp donc ñu exposer parce que salon bi foofu Amérique bugguñu daraay réew ma takk ci maanaam dañoo bëgg lépp loo fay gis rek Sénégal lañ ko defaree muy lekk muy naan muy solu muy yére muy lépp dañu bëgg mu jóge Sénégal donc pour que ñiy jóge Sénégal tamit exposé fa bu ñuy dem ak Covid bi bu ñuy dem ñu yóbbaa parce que entreprise yu bari Covid daf leen a xaw a waaw daf leen a impacté quoi dafa néewal tuuti seen doole donc salon boobu tamit dina ñëw pour donc bii nag di première édition bi ñu ciy ñaan yàlla def ci ndam ba vraiment loolu tamit xam nga partenariat loolu la mooy ñun métier bi ñuy def ay ambassadeur lañu ambassadeur mooy nga dem teewal sa dëkk mais nga teewal ko parce que ñun boo xoolee ñun suñu création yi ñuy yóbbu bitim réew culture sénégalaise rek la ñuy yóbbu donc tey ci suñu gis-gis bu gàtt mooy dañ ne tubaab bi mënoo koo wan dàll bu rafet parce que moo koy defar mais nga wan ko dàll bu jógee ngaay tey ngaay demal topp ko ci culture ngaay amoon na compétition bu fa mës a am gunóor nit ëw na gunóor teg ko muy dox gunóor buñ la ko demal nga laajte li may wax ngaay pour wax la artisanat niñ ci xarañee maanaam gunóor guy dox ñu téye ko gunóor gi teg der ci kawam ko ñaw teg gunóor gi muy dox xam nga loolu création la loolu fu sori la jógee donc kon tey tubaab yi mënuñu leen wan leneen lu rafet lu leen jommal ndax ñoom chaise waaw gis nga chaise ñoom chaise buñ ko deferee nii beneen chaise buy ñëw
beneen façon la ñuy defaat bu bokkul ak biñ defoon. bu tegee seen chaise nga teg sa pilier. wala sa gong am na gong benn genre lal la soo demee village am na gong yu ñuy teg ci diggu ëtt bi. donc loolu yëpp aar la vraiment donc artiste bi yow yaay sa ambassadeur u réew ñun bu ñu demee bitim réew suñu création yëpp Sénégal la. mooy la lutte sénégalaise mooy cosaan yi nga xamante ni ne ay valeur la ñun moom la ñuy def spectacle de théâtre wane ko foofu dina fàttali maanaam doomu Sénégal ya fa ne buñ ko seetaanee dañuy ne non ndeysaan Sénégal gis nga Milan joué nañ fa spectacle ba ci digg bi ñu toll ci bàkku Fàllaay Balde. Ginte barki Rasulaay Ginte biñ tolloo ci Ginte te xam nga yàlla def na ñoom dañoo am discipline u seetaan théâtre mooy ñoom bu ñu nekkee ci biir théâtre bi benn cloche mooy wax ne cloche bi mooy yëngatu tant 20 heures le spectacle commencé 20 heures moins 5 cloche bi mooy yëngatu kalang ñëpp ne teg fay seen téléphone. donc ñu def annonce 2 minutes kiy wax annonce 2 minutes mi ngi commencé temps taj spectacle commencé na doo dégg bruit dañuy seetaan dañuy concentré dañoo am discipline u seetaan mais benn sénégalais bu fa yàgg sax ndeysaan am na discipline bi mais nga gis ne dañ ko touché après la ñu gisee Icotaf gii la dëkk Mbay Gay billaay Icotaf Mbay Gay biñ tegee ci gintee gi dafa jóg taxaw ginte naan ndeysaan Babacar Gaye loolu la tudd Icotaf naan ginte ci diggu saal bi tubaab yëpp di ko xool te li muy def daa ànd ak bàkk yi tubaab yëpp di ko xool tourné mu naan ginte ndeysaan loolu da koo fàttali lu bari waaw da koo delloo si billaay wallaay muy tàccu gis nga bi mu paree ci partition boobu da doon tàccu nii gars yi waaw gis nga ko donc art dafa grave ko art day invité nit spectacle day am ci kaw scène nga gis art invité nit art da lay jëlee fi nga nekk yóbbu la ci beneen domaine donc loolu xam nga loolu mooy bañ a fàtte sa cosaan xam nga donc loolu rek la ñuy dem defi donc yàlla na yàlla def ci salon boobu yàlla na fa yàlla defal ñu dem fa ci jàmm yóbbu fa culture sénégalaise ci jàmm dellu si waat ci jàmm parce que état bi am nañu branche yu bari yoo xam ne ak banque yi ñu bari dañuy dem expo mooy banque locale yi ñu bari dañuy dem foofu exposé donc ñun ñu war fa dem représenter artistes su Sénégal bi yëpp donc kon ñu nañu ñëpp ñaanal ñu dem fa ci jàmm bàyyi fi jàmm fekk fa jàmm bàyyiwaat fa jàmm ñëwaat fekk waa Sénégal yëpp ci jàmm te bu ñuy ñëw na fekk mbas mi yëpp jeex yëpp feebar bi dem ñëpp nekk seen activité yàlla na ko yàlla def. am na solo tontu. bon à part boobu am nañ benn formation. bu ñuy préparé waaw xam nga waaw donc ci cadre de partenariat xam nga am na semaine de la langue italienne. donc parce que Italie ñoom seen langue dafa am benn bindkat bu mag. boo xam ne moo créé seen langue moo ko bind daal. moo bind langue italienne. donc Dante Alighieri donc noonu la tudd Dante Alighieri waaw donc moom gaañu na ay ati ay ëpp na téeméeri at donc moom dafa am moom la ñuy defal sargal ci langue italienne voilà léegi nag fii ci Sénégal ambassade Italie ak institut culturel bu Italie donc ñoo lëkkaloo ak Arco bu Pikine donc war a jël foofu Italie ak Ravenna fi nga xam ne suñu benn naataango fa la nekkoon Mandiaye Ndiaye donc jël fa ay metteur en scène ñett indi leen fii Arco Pikine jël 30 jeunes ñu former leen def formation de 15 jours maximum def restitution spectacle donc nga xam ne spectacle bi day am olof am italien parce que ñun tamit suñu langue ñun saa yu ñu demee bitim réew langue olof bi dañ koy dugal bu baax ci suñuy spectacle donc moo tax nag formation bi dañuy jël la langue italienne jël langue olof bi boole ko def ko benn spectacle après ñu def restitution bi ñu joué ko donc loolu aussi waaw ci mois d'octobre bi fii ci Pikine fii Arco Pikine waaw ci biir octobre fii ci biir complexe bi fi la ñuy def parce que ñun gan bu ñu munti am ñun du ñu jéggaani gis nga ko bi ñu francophonie bi mu nekkee francophonie defoon nañ 10 sur 10 mu am benn metteur en scène bu jógee
Suisse kenn ki France kenn ki Belgique ñoom ñett ñu ñëw fii def fi defe naa ñaata jours waaw 10 jours 10 sur 10 noonu la projet bi tuddoon ñu ñëw former fi 30 jeunes def restitution bi def spectacle et tout fii parce que ñun fi ñu am rek foofu la ñu mun a waaw ñun du ñu jéggaani donc moo tax ñii di ñëw tamit italiens yi fii lañ leen di gan bu ñu mus a am fii lañ leen di recevoir ci suñu kër donc def ak ñoom liggéey bi xool xale yi nga xamante ni ne war nañ bokk ci formation bi ñu sélectionné leen ñu def formation bi donc renforcement la ci ñoom donc baax na tamit ci seen ay CV parce que baax na xale yi tamit ñu ubbil leen buntu yi mooy bu formation amee ñu dugal leen ci ñu dugal ko ci seen CV suba dinañ dem nekk artiste pour dem déposer ci ambassade dinañ la laaj luy sa cursus fan nga mës a dem loo mës a def ci art donc nga génne sa pressbook nga wane ne man def naa formation bi def naa atelier tel def naa article tel def naa donc dafay gën a renforcer ne yow dëgg artiste nga donc moo tax occasion yooyu tamit ñu koy ubbi di ko dimbalee tamit xale yi quoi donc loolu yëpp bokk na ci partenariat yi bari na daal ay affaires yu ñu waa perspective yi daal bari na incha allah waaw formation boobu nag am ngeen ci cër formation boobu moom wax dëgg yàlla yow ci kër gi nga bokk donc formation boobu ubbil nañ la ouverture bi nga ñëw couvrir ci biir formation bi nga ñëw couvrir formation bi buy jeex tamit clôture bi restitution bi nga ñëw couvrir parce que yow ci kër gi nga bokk donc loolu moom ubbil nañ la ko nga ñëw te Médoune suñu waay la te xam nga tamit ceebu Fatou Wade tamit moom rek waaw yaag Médoune ngeen ñëw rek ba Fatou Wade dar leen nee rek mbay gaay la daa daanu waa di remercier ñëpp di jéggalu nag xam naa li ñu bëggoon wax yëpp sax mënuñu ko wax dëgg di jéggalu tamit wax dëgg yàlla 2 mois ci ginnaaw yëpp site yu bari woowoon nañ ma pour ma liggéey ak ñoom ci affaires yi ak actualité yi fi amoon ak télé yu bari wax dëgg yàlla may jéggalu dafa fekkoon ñu am ay gan yu jóge France donc ñu nekkoon foofu wax dëgg yàlla Mbuur lañ basé woon xam nga munuñu woon waa période boobu daal ñuy jéggalu bu baax a baax bi tonton Médoune sax di def farata foofa la nu fekk moo tax ñëwunu gis nga ko waaw booba foofa waaw bi ñuy wax noonu téléphone foofa la nu fekk moo tax ñëwunu waaye xam nga ne Serigne Abo Assis bu yëmbal rek bu yëmbal keroog danoo naroon a def dara ju mag dem ànd ak Serigne bi def farata mais amin donc yal na yàlla barkeel yëpp donc ñu ciy jéggalu ne suñu gan yooyu moo taxoon vraiment ñu tënku woon ba mënuñu woon def lu bari daal kon ñu ngi nuyu vraiment ñi doon seetaan émission bi yëpp di ñaan yàlla arko bi yàlla na fi yàlla def barke yàlla def réussite bu bari ci artistes yi yaakaar bi ñu am ci ñun amuñu ko yàlla rek moo ko am donc kon yàlla na yàlla bu mu tas merci yàlla bu mu tas yàlla na yàlla def yaakaar bi ñu am ci ñun yàlla mottale ñun amuñu mënuñu dañuy jéem rek dañuy ubbi jéem pour dimbale xale yi ñiy def seen art ñu jariñu ci et loolu c'est important xale yi di ci gis seen bopp parce que fii lenn rek la ñuy bañ artiste bi gagné cachet am te seen waa kër lekkuñu ci kooku moom rusee wuñ ko kenn fii dañ lay wax ne la bureau bi soxlawul sa xaalis nit musu fi fayeeku xaalis mu jaar ci loxo bureau bi wala mu jaar ci loxo layti toujours buñ la wutalee contrat dañ lay wax duñu agent soxlawuñ ci dara ñun aar yàlla ñu ciy may lum la mayul kon yow li nga am xam nga luñ ci bëgg fukki dërëm artiste bu fi am cachet même 4 millions boo ko fi amee fukki dërëm lañ ci soxla fukki dërëm ya mooy lan nga wut sa crédit 100 francs woowee nu fukk yi nañu bureau bi merci jeex na fukk ya xam nga 100 ya sax doo ko utiliser xam nga merci yóbbuwut fukki dërëmu crédit gis nga ko loolu rek la ci bureau bi soxla mooy nga woo ñu téléphone rek na bureau bi maa ngi leen di remercier jot naa sama cachet merci jeex na loolu day tax day gën a làbbaliwaat waaw léegi dañuy bëgg tamit sa cachet nga yóbbu ko seen kër parce que sa yaaya nga fa sa papa nga fa xam nga li ñu soxla mooy toujours man munuma c'est vrai que da ngay ci métier bi nga nekk di nga soxla dàll di nga soxla yére di nga soxla mais bu mu bari man dama naan la sa cachet dagg ci tuuti 25 pour 100 fa maanaam 100 francs fukk ak juróom yi dugal ko ci kër gi nga jël juróom yi def sa yaram suba di nga am ay fukk ak juróom yu teg donc toujours damay wax artistes yi bu leen am mukk ngeen lekk bàyyi seen waajur
fii moo tax fii bu ñu yëgee ne sa cachette am nga ko ba mu jeex sa waajur lekku ci am na ñoo xam sax dañuy def semblant am cachette 200000 ñëw tuuf maire ba 25000 ne la yaay woowal layti nga ne ko jox naa la dara loolu lépp dañ koy xam mooy maire ba jërë ngeen jëf liggéey bi yàlla na barkeel moom te li mu kii yoon jox na ma cat kii di gis nga dañuy xam ne dóor nga indi woo lépp xam nga dinañ ko topp ba ne la waa maire moom ñaata la yooyu yëpp dañ koy lijjanti ba xam ko gis nga ko mbaa jënd na fa ceeb dañ koy laaj parce que dañ naan la jëndal ration kër gi na dem ci kër gi parce que mooy tax waa kër gi respecté la xam nga xale yi duñ ko xam théâtre dañ ko néewal ci Sénégal nga am sa cachet di ko lekk di roppat waa kër gi xamuñu ko léegi nag xoolal nga am sa cachet nga dem jënd saabu bu mag paquet teg ci toilette bi waa kër gi di sangu 10 jours yooyu yëpp yaa res ndékki kër gi kenn du jënd ndékki yaay jënd café jënd meew ku xëy ñëw fekk sa ndékki mi ngi fa nga jënd ceeb jënd diwliñ waa kër gi dinañ ne kii kat métier bi nañ ko ci puus sooy nelaw sax dinañ la yee na la doo dem répété yaa ngi guddee de mais loolu la donc métier bi il faut ñoom ñuy mos mais bul jël yow rek nga lekk yow kese moo tax tout le temps ñu naan la ni ngeen di def amoo ci dara fekk yaa ngi ciy am mais dafa jaarul te nit nag war nga rus ñu yar la jur la nga toll ba fi nga toll ngay am di lekk di bàyyi sa waa kër sa mag ak sa rakk ku ci xaj dindil nga jox ko ci ñu ñaanal la waaw donc kon yàlla na ko fi yàlla saxal ñu ngi ci sant yàlla nag bu baax a baax parce que cachet bu ne am nañ ko fii Pikine cachet bu ne ñëw na te yàlla na yokk nit yi di ci gën a gis seen bopp ci barke yonent bi kontaan nañ bu baax waa MPROD di ñaan sëy bi yàlla na barkeel ñaanal leen ko de tonton de xam ngeen ne tonton te nag nga xale yu jigéen ñi nanu réglé nag de Jamila wax leen nanu réglé de tonton dafa coofe de Jamila tonton dafa coofe de te ci showbiz bi la ne daaj ba dajeeg génne gu ndaw génne fi toog Jamila dama bëgg nga téye ko nii jëkkër da nga koy poñe fii fasal ci sa lafu sër jëkkër da nga koy moom fii laa ko fas dañuy tàllal yàlla na yàlla barkeel tonton bi ñu ngi noonu tey mbokk internet yi ñu doon seetaan à travers MPROD ma amoon comme invité Leyti Fall di président Arco Pikine Arco banlieue macha allah moom it di acteur culturel di doxal li nga xamante ne mooy wàllum culture tonton bi nag tubaarikàlla xale yi fi mu ne nii tonton gi la ñuy kaas te li tonton Leyti wax dëgg la de pour kaaw tonton bi nii da ngeen di tàllal ne sama papa ji moom it ma koy ñaanal moom papa la borom kër la sang la xarit la vraiment jàppale na ma bu baax a baax ku ma jàppale la ku ma bëgg la ku ma fonk la ma lay ñaanal rek jufa ñoo ko bàyyi surtout buur siin ndax yow sa maama témoigné woon Sëñ Bamba Xaadimal Mustafa taalibe Sëriñ Saaliw bi yàlla nañu yàlla bàyyi ba mu jóge lañ njaboot gu bari te barke di kontaan ci yéen di nuyu nag waa Arco yi ma fekk yëpp sama yaay say taasay ñag maa ngi koy nuyu bu baax a baax sama papa Cheikh Anne maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu Boubacar bu baax di nuyu Pape Sène Abdou Diouf saf ceeb Fatou Wade saf ceeb Gilles Baro Diarra Wade Ndiak Gilles Baro maa ngi koy nuyu ak côté di leen nuyu ñoom ñëpp tonton Medoune Arco Pikine jàmm côté nag 12 ans lañ gën a xam côté 12 ans la gars yi gën a xam 12 ans ak 13 ans mi ngi noonu waa Arco Pikine laa seesi woon tey di am contentement beneen yoon nag man ak keneen lay doon jàkkaarloo tubaarikàlla chaque jour nii lay demee man ak yéen xeex ba dul jeex la biir MPROD mi ngi noonu Jamil gi Nioro te senigi kayi Jamil gi Nioro may sa coro mooy sa maam Jamil gi Nioro yaay doomu Pikine Jamil gi Nioro ñoo bokk benn maam Jamil gi Nioro